asalaamaaleykum ami fidèles téléspectateurs et internautes yu Ox7 TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalalaat bu baax seen biir émission café matinal comme on a l'habitude de le faire di nuyu sama ay naataango laata loolu damay nuyu di ziar kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ñaanal yàlla ñi nga xamante ne ni tey ñoo feebar yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñi nga xamante ñooy way dawlu yi yàlla xaare leen àjjana firdaws yu gën a kaw jéggale seen bàkkaar di ci jiital sama papa jooju Mamadou Ba yàlla ko yàlla jéggal ay bàkkaaram tas ma ci barkeem ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi jamono ji yàlla na yàlla may leen liberté totale bañ delluwaat seeni ay njaboot aca mu ngi noonu votre émission café matinal tey nous sommes en direct sur Facebook mun ngeen ñu faa xool aca vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube ak TikTok mu ngi noonu soxna Jaara woon ñoo indi revue des titres Ndeye woon ñoo indi culture Abdallah moom lépp loo xam moo jëm ci wàllum religion war ñoo leeral yenn affaire yi mu ngi noonu tey nag Tina dafa xaw a am benn absence moo tax gisoo leen ko ci plateau bi Ndeye dinañ ko dalal bu ci kanamee tuuti j'espère que vous avez passé une excellente week-end aca mu ngi noonu di leen nuyu bu baax a baax sëñ Abdallah ñu ngi lay nuyu asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi Ox7 TV ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di la nuyu Nene di nuyu Soxna Jaara borom revue des titres yéen wax asalaamaaleykum maam Jaara ñoo ngi lay nuyu di la ziar maa ngi lay fay soxna Nene di delloo ziar bu baax a baax di nuyu sëñ Abdallah mi ñu bokk plateau bi fas yéene nuyonte ak mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan saa su nekk. Chers téléspectateurs de la télévision Ox7 TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Café Matinal. Tout de suite, vous aurez la revue des titres. Merci. aca mu ngi noonu revue des titres soxna Jaara moo ñu ko indi di jaale bu baax a baax ki nga xamante ne ni mooy Awa Fall madame Fati dañoo ñàkk suñu benn maam boo xamante ne ni maam bu ñu jege la macha allah aduna nag moo demee noonu yàlla moom bu soxlaa jaam day ñàkk ñu koy ñaanal bu baax a baax fi mu nekk yàlla na ko gënal fii mu jóge yàlla jéggal ko ay bàkkaaram xaaree ko aljana firdaws yu gën a kawee aca mu ngi noonu ñoo ngi bokk ak yow naqar bi bu baax a baax awa yàlla na la yàlla may xolu muñ aca mu ngi noonu Jaara ñu bàyyi la ngeen di revue des titres yi. Fidèles téléspectateurs de la télévision Ox7 TV, on démarre la revue des titres avec Libération qui titre avec le blocage des comptes de la Sénélec menace sur la distribution de l'électricité à l'origine, une saisie attribuée de créances sur 6,9 milliards de francs CFA pratiquée par les héritiers de Feu Yahya Wade après une décision de justice. Sénélec parle d'escroquerie au jugement, porte plainte devant le doyen des juges et réclame un dédommagement de 7 milliards de francs CFA. À ce jour, les comptes bancaires de la Sénélec sont toujours bloqués. Or, cette saisie pratiquée sur les comptes de la Sénélec met dangereusement en péril la continuité du service public de distribution de l'électricité, confessent les avocats de la Sénélec dans leur plainte. Les péripéties d'un long bras de fer autour du site occupé par la centrale de Kounoune. L'Observateur législatif 2022, les secrets des choix du président, révélation sur les investitures à Pikine, Guédiawaye, Rufisque, Mbacké, Thiès, Ziguinchor et Nioro. Amadou Ba enquête sur un joker ménagère. Dalifort, les confessions de l'étudiante arrêtée pour avortement clandestine. Selon elle, elle a bu une substance nocive pour expulser le fœtus afin de continuer ses études. Le mandat qui titre de la justice, la cherté de la vie, lutte contre l'homosexualité et le risque de forte collision des listes. Les élections de tous les dangers au Sénégal. Rewmi Quotidien, Abdoul Mbaye sur la liste de Benno Bokk Yakaar. Selon lui, le parrainage est une grosse arnaque. Il y a des erreurs sur le nombre de parrains. Accident de la circulation, 3 Sénégalais tués en Côte d'Ivoire. Alerte Quotidien qui titre avec les candidatures de la coalition de Yewwi Askan Wi à Dakar, une liste 4 vérités mille-fois. Barthélémy Diaz persiste dans la menace. Saliou Sarr n'étant pas le mandataire national de Yewwi Askan Wi, il ne peut en aucun cas déposer une liste de cette coalition, encore moins en changer le contenu. Déthié Fall à la direction générale des élections ce matin à 9h pour déposer les dossiers de remplacement des 2 démissionnaires. Khalifa Sall s'écarte de la voie qui mène au palais de la République. Les Échos, insoutenables scènes d'agression à la fin du combat Zarko Baye Mandione. Les agresseurs font la loi dans les rues.
Un conducteur de moto poursuivi jusque dans une maison, gazé et attaqué à la machette. L'un des agresseurs interpellé par la police de Grand Yoff. Ouverture de la période des contentieux, Yewwi Askan Wi dépose de recours auprès de la Direction générale des élections et de la Sénat. La Tribune qui titre avec la situation de la liste de Yewwi Askan Wi, Barthélémy Diaz est sur le point de quitter Khalifa Sall. Le quotidien, la polémique autour des parrainages, partie des frictions, Pape Djibril Fall plaide non coupable de vol, Saliou Sarr menace ses accusateurs. Enquête qui titre aussi avec les élections législatives, Yewwi Askan Wi isole son Khalifa Sall. Direct News, controverse sur la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar, la thèse du complot interne de plus en plus accréditée. Barth pointe un doigt aux accusateurs sur Saliou Sarr de Taxawu Sénégal, présumé comploteur. Le maire de Dakar ne cache plus ses ambitions de se présenter aux prochaines élections présidentielles 2024. Record, Luc Ama Baldé rompt le pacte de son père, il peut croiser l'acte de guerre, il n'est ni parent ni ami. Sport, Sadio Mané, un 3e trophée avant le Graal parisien. On termine avec Sunu Lamb, le choc des bad boys hier, Zarko pili Baye Mandione en 39 secondes. soxna ne tey lii lañ leen indiloon ci revue des titres, nii lay demee saa su nekk ci seen télévision Oxfam TV ngeen ànd ci ak seen journaliste Soxna Diarra chaque jour ak info yu bees tàkk. Aïcha mu ngi noonu am na solo bu baax a baax revue des titres Soxna Diarra moom moo ñu ko indil mu ngi noonu Soxna Diarra ñu bàyyi la nga tàggatoo ba suba incha allah. waaw maa ngi leen di tàggu yéen ñi ma bokk ak plateau bi di kontaan saa su nekk di si ànd ak yéen di remercier képp ku ñu doon seetaan fidèle téléspectateur de la télévision Oxfam TV yéen ñi nga xamante ni yéen nay suñu inconditionnel merci de votre fidélité. Je vous reviens tout de suite avec les flashs info. Aïcha mu ngi noonu ñu dem résider le soir ci plateau bi. Aïcha mu ngi noonu di jaajëfal waa Rési bu baax a baax di jaajëfal Soxna Diarra mi fi jóge léegi di dalal suñu mbokk mi di Ndeye war ñoo indil culture Ndeye ñoo ngi lay nuyu di la ziar. waaw soxna ne maa ngi lay Ndeye sa weekend day benn neex na de. neex na moom ñu bàyyi la nga nuyoo téléspectateur ak internet yi. soxna ne maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu monsieur Abdallah bu baax a baax di nuyu xarit yeeg mbokk internet yi ñuy seetaan saay su nekk nii lay demee seen café matinal ngeen ànd ceeg kan Abdallah ak Ndeye Mar ak si seneen saay su nekk rek yàlla nañ ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génne ko alhamdulilahi rabbil alamina yàlla may ñu nag baat bi wér te dëgër barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Acca mu ngi noonu suñu temu tey nag ñu war a waxtaane ci chantage li nga xamante ne ni xale jigéen ñi ñoo ngi koy dund xale góor ñoo ngi koy dund mu am fépp nag ñu war cee waxtaan moo tax ñu teewal Oustaz Abdallah mu mën na cee gàgganti ci yu bëri ñu bàyyi la sëñ Abdallah. waaw nen ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di nuyu Ndeye borom ciseau or bi ñu koy ziar bu baax ak Soxna Diarra mi fi jógee léegi ci xibaar yi mu wax ci lu xaw a triste démb maa ngi gis benn agression ci réseaux sociaux yi mais mu doon loo xamante ni lu ñuy ñaawlu la lu ñuy naqaru la di wax daal sécurité bi ñu gën a fàggu rek gën a bàyyiwaat xel parce que Sénégal moom léegi moom ça devient très critique waaw tey ñu indi leen rubrique religion ñu fas yéene waxtaan ci chantage waaye gis nañu chantage moom léegi dafa bëri lool ci mim réew te it bon ci surtout bërëbu liggéeyukaay yi bëri na fa trop wala tamit surtout ñi nga xamante ni siiw nañ ci réseaux sociaux yi wala siiw nañ ci milieu yi bon en un mot naa ko tënk rek ma ne par exemple ku bëgg dara def dara bàyyi dara ñooñu loolu lañ la koy waxee comme par exemple tey nga ñëw ci sama benn bërëb nga bëgg faa liggéey boobu chantage ngay wax chantage professionnel la maanaam da nga bëgg da nga am loo bëgg man it ma am lu ma bëgg ci yow instant boobu nag dignité rek moo fay dem léegi nag dignité moom bu xasee ba jógee ci nit moom yow capable nga def lu ne léegi nag kiy chantage ki lay wax naan da nga may defal lii ma defal la lii kooku est-ce que il aurait préféré ñu def ko à sa propre sœur wala yaayam xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ku ñëw ci moom mu ne yonent bi ma ne tey dama am envie njaaloo
xam nga yonent bi mënoon na ko xëxatal buntu xatal ko yonent bi nekk mu nekk waaw mu nekk léegi kaay bon kaay ñu waxtaan mu nekk est-ce que njaaloo bi nga may wax nii mu ne yor nga an sa yaay mu nekk muy kër ga mu ne bëgg nga ko njaaloo sa yaay mu ne déedéet mu ne an sa tante mu nekk muy kër ga mu ne bëgg nga ko njaaloo sa tante mu ne déedéet mu ne ko ana sa sœur mu nekk muy kër ga mu ne est-ce que bëgg nga ko njaaloo ak sa sœur mu nekk déedéet yonent bi nag nee ko loo bëggul ñu def la ko bul ko def keneen loolu lan nga fay déggee mooy que ni waa ji ngay ñëw ci société am bëgg mu jël la na xam ni loolu mu la def ba yow ci sa jëma bopp yow di nga ko nangu malgré ou bon gré parce que am na ñoo xamante ni dañuy toll ci situation boo xamante ni dañuy gëm a tëxlu mais lépp moom nit na nga des ak yàlla tout le temps nit na nga des ak yàlla des ak sa ngor ànd ak sa dignité ñi koy def nag bu ñu ko mënee bàyyi nañu ko bàyyi nañ ko bàyyi parce que fii ku nekk dund na ko man dund naa ko bon c'est une expérience boo xamante ni pas besoin ñi ko jigéen ñi di dundee noonu la tamit góor ñi di ko dundee donc li ma la ci mën a leeralal rek mooy doon la xam fléau boo xamante ne bu salte la ci surtout milieu artiste bi ci ñuy théâtre ñoo xam ñoom ne xam nañ ci dara par exemple tey da ngay bëgg a doon benn acteur nga gis réalisateur bi wala producteur bi teg la loo xamante ni mën nga am talent bi sax mais mu bañ la see boole xam nga loolu tamit di la jéem a santage li may faral di dégg ci milieu artiste bi rek li ci mel ne ay promotion canapé yooyu yëpp da koy indi da ngay gis nit ku am talent am expérience ci li muy def formation am dara desul lu dul liggéey nga wala nga gis nit ku jàng ba yooyu ay papier am toog di ci njaganaayoo mais pour mu am liggéey problème lay doon ndax tey bu demee ci benn moodu rek moodu dina ko ne foog nga def dara pour am dara waaw mu ngi noonu ndey loolu ñu bàyyi la yow mi nga xamante yaa nekk ci milieu comédien bi surtout ci milieu théâtre bi yow war nga ci yoo indi lu leer a leer waaw soxna Néné xam naa da ngeen ciblé théâtre bi rek waaye fépp la waaw fépp la ci àdduna bi wallaahi temps yi passé rek ñu ngi ci doon wax ci benn ministre bu nekk dégg na ko waaye milieu bi daal moom dafa nekk loo xam ne si ne xam nga lu la ciy bàyyi ngor ak jomb amul lay bañ man mii di wax ak yow def nañ ma ko budul benn budul ñaar wallaahi man kenn gënumaa nekk acteur kenn gënumaa dàquma li may def wallaahi kenn dàquma ko man mën naa ne théâtre kenn dàquma ko waaye nag chaque jour da nga ciy jàng waaye chaque jour dama ciy dégg loo xam ne si ne duma sama ngor du ma ko jaral ndax am na noo xam ne buñ la ko yaree nga tàmm ko di ko def yow du la ko jaral du la ko jaral moo tax saa su nekk rek du milieu théâtre bi milieu showbiz bi yëpp la milieu showbiz ba ci kër yi sax am na jànk yu koy dund am na jànk yoo xam ne dañ koy dund am na jànk yoo xam ne dañ koy dund ci kër gi doomu borom kër gee ko koy def wala jëkkër borom kër gee ko koy def wala ba beneen jarbaatu borom kër gee ko koy def ba lépp santage bi daal foo dem rek ma nga fa wala defal ma lii wala ñu dàqalu la defal ma lii ma yóbbu la fii wala boog ma jox la acteur principal comme acteur principal lañ koy wax boo mu ko defalee ma defal la acteur principal nga defal ko mu def la acteur principal benn yoon léegi après kooku bët la lay xoolee bët bu ñaaw te li tax ma ne la tamit boo gisee am na fépp la mais tey jànk yi ci kër gi ñoo ngi koy dund te ñoo ngi leen massa bu baax parce que maa ngi doon ñëw foofu waaw bàyyi la nga décortiquer ko kon parce que boo gisee ma wax loolu saa su nekk jànk bi luñ koy dund loolu rek la parce que tamit chaque jour ñu ne ko defal lii boo deful lii ma dàq la wallaahi wala yaa fi sàcc nangam wala yaa ma jëlal nangam wala yaa fii laa tegoon sama xaalis nga jël ko saa su nekk dañ ciy violé ay jànq yaa ma def lii ba ci femme de ménage yi dafay am fépp la da ngay dugg benn kii centre commercial boo xam ne si ne ña nga xam ne ñoo nekk ca kaw ñooy doxaan xale yi ndaw xale yi ca suuf léegi nag ñuy dem ci loolu di dem ci loolu boo ma deful lii ma dàqalu la te am na ñoo xam ne dañuy am benn baat boo xam ne si ne sañ nañ lu ne lu ñu bëgg a wax dañ koy wax lu ñu bëgg a def dañ koy def kon nag nañ delloo si ngor wallaahi c'est sàmmat jukko yi àdduna bii dafa jeex ba pare parce que fi ñu lay tuddee di la nodd jàpp ne jullee mi di ñëw kon dafa gàtt loo ciy def rek na doon lu rafet sóoraaleen sax raay bàmmeel wallaahi ak say njaboot yi dina ñëw day ñëw du jaaz wallaahi àdduna daal moom mu ngi noonu daal te ndey ak lu mu métti nañ des ak ngor parce que li tax tamit jànki benn instant ñu sonn wala ñun tamit ñun ñëpp la fépp la ñoo koy dund lu tax ñu sonn tey dañuy am suñuy waajur am suñuy ay raq duñ leen bëgg ñu gis ñu xiif wala ñu mar wala ñu rafle yéegi yow option bi ngay am rek mooy ma liggéey yow léegi boo liggéeyee gis benn moodu fee
te moom mu ngi joxe ay liggéey mais foog nga def dara pour am dara xam nga loolu tamit yow dangay jaaxle ci sa bopp parce que danga naan su ma indiwul samay rakk duñ lekk su ma indiwul sama yaay booy du lekk dangay obligé joxe sa bopp oustaz ci ñàkk pexe kon foog ñu jàppalante oustaz non xam nga c'est que mbir yi mu ngi aju rek ci ñàkk gëm yàlla gis nga yàlla moom boo ko xasut boo ko gëmul moom li gars yi naan lu la neex defal wallaahi lu la neex defal gis nga chantage yi gis nga tey lii mën nañ ko wax fii ba déwén du jeex wallaahi du jeex gis nga di nga gis par exemple benn góor ba nga xamante gis nga góor ñi pas yéen ay subir chantage yi góor ñi dañ koy subir nen ne imagine toi yow nga bëgg ma yàqal ci lenn ni may photo ak yow di def ak yow sinap yooyu ak yooyu ma jékki saay un bon jour rek lenn la nga xam ne foo lañ ko jëlee woon ma ak yow nga chantage ma si bëgg naan man yor naa say kii dama la neexee sa jabar ak ainsi de suite yooyu yëpp mën na koo def donc affaire bi yaatu ba nga xamante ni ci bërëb yëpp nag wallaahi ci bërëb yëpp parfois sax même dans les maisons yoo nga xamante ni fa la ñuy yaakaaree sax da ngay ñëw bon bëgg a gis sëñ beeg nga gis ñu lay dawloo fii kii da ngay joxe lii pour bëgg a am fii am na yoo xamante ni foofu dama lay dagg liñ naan buur aayu daggee aay mais voilà wallaahi am na entreprise yu bëri boo demee wala kër yu bëri boo demee patron ba sax du yëg du tin non dëgg la mais branche yi ñoom ñoo grave waaw mais loolu ñoom ñoo doy waar dañuy ñëw naa foog nga def li te yow doo ci dara dañ laa far rek il est nga jàppale comme niñ la jàppalee mais dañ lay mujj obligé di la chantage te jamono bi dafa métti foo ko nattu weesu na ko mais alhamdulilah nañ dellu di sant yàlla ndax boo yeewoo jug doxi say soxla pour man kooku heure bu ne dangaa war a sant yàlla nga ànd ngëm ak gor te xam ne yàlla jeexul yàlla ñun la fi nekkal ñu jàppalante di nuyuwaale suñu PDG tonton am sincèrement defe naa ne kooku bu meloon ni ñëpp moom lu bëri dina wàññeeku parce que moom day fekk jeune bu toog am talent bu nekk ci yow mu yee ko di ko nuyu au passage suñu PDG tonton am borom Oxy 7 TV di la ne carrément fi nga teg sa tànk foofu la te bu ko mës a changé mu ngi jàppale jeunesse bi sincèrement mu ngi noonu daal non kii am moom jàmbaar la moom wax dëgg yàlla moom daanaka idée wu am ñun ñoo koy diriger moom diriger wul kenn lu ñu neex moo fiy am lu ñu neex lañ fiy def voilà moom mu ngi suñu ginnaaw rek dañuy boot di wax gars yi nañu roy ci moom daal wallaahi nañu roy bu ñëpp meloon ni tonton a moom xam naa ne sincèrement lu bëri dina wàññeeku yow am daa am lu mu la dig tonton bi nag sànq yaa ngi koy insisté daf maa dig oto neen li may tàdd dafa bëri daf maa dig oto te oto bi maa ngi koy xaar soxna Ndeye foofu li ma ciy doon rek ba tey man damay ñëwaat ci promotion canapé bi ba tey man damay insister foofu parce que gis nga ngor gis nga doomu aadama man xiif laa la wax de du ma jaral ma jaay sama ngor su ma doon xiif bay lang laa la wax de te amu lu ma lekk lu dul lii moo fi sës jaral na ma mëq suuf naan ndox jaral na ma mëq suuf ma naan ndox ndax ëllëg du añ du reer waaye lu ma ti sedd la ëllëg yàlla mën na laa bett teraanga kan ngay jaay affaire mu saf ko kan ngay jaay tiitar mu saf ko sinon ñu waxal la sa démb sax démb moom lu yomb la ci jamono jii ñu nekk dañ naan la fii nga fi def bëgg dem nangam ak lu ne weng ak ñu ceeg sama naari lu ne weng nga fi def te yow kenn waxula ko tey ngay mën a jaay nit ñi affaire wala ngay mën a jaay nit ñi lu ñu saf moo tax doomu aadama loo mënti dund ak lu mu métti sóoraaleel ne ëllëg àdduna la te day wëlbatiku te mën naa wëlbatikoo ñu ne te nga sóoraale say njaboot te ñu naan gis nga tee ci ndox lañ ko taamoo mais ci nit la gën a baax mu ngi noonu ci li oustaz wax sànq dama ciy indi tuuti ba ci téléphone yi ñun ñii tey mën naa sekk ak sëñ Abdallah jàmm ak salaam xam nga ma koy envoyé samay photo ñuy sekk jàmm ak salaam mais tey mën na maa gis tey ma génn ci télé bi rek wala ñu may gis Facebook rek wala ci réseaux sociaux bi rek mën naa gis jël sama benn photo naan donte du photo lu garaaw sax naan sama boulangerie naan waaw yow yaa ngi fii toog te yow maa ngi ak say affaire xam nga yooyu yëpp day tax nit ki ragal tiit mu ngi fii ci réseaux sociaux yi ampagaay ñuy wax di wili pande li gars yi dox di wili pande amul solo aduna amul solo nañ def nànk di jàppalante ay jullit lañu fii Sénégal la dëkk jàmm la nañ def nànk daal en tout cas daal fii loo fi mënti gis nañuy wàññi weerante bi amul solo nañuy wàññi weerante bi ni géej ndax bu fekkoonte ne
koo weer ñu fay la ci dara wala nga amee ci ndam kon yaakaar naa ne ñëpp dañuy xëy ba jant bi so di liggéey ci loolu yàlla subhanahu wa taala borom bët bu rëy bi wéeru kenn ca pourtant ak a mën a weer doomu aadama waaye wéeru kenn ca saay su nekk nga laqatu doomu aadama di def loo xam ne si ne naka su dul noonu la loo nëbbut yàlla mënoo ko nëbb yàlla loo koy nëbbee doomu aadama nan nga koy nëbbee doomu aadama bis bi yàlla sàkk ñu jël fa ay cëru doomu aadama di ko tàj te ñooñu tamit dañu imaginer tey ñu am ay doom ca Facebook bi ak YouTube bi loo ci def tey jàppal ni ba say sëtaat mën nañu génn tegal la ko kon ñu delloo si xel yi xoolaat bu baax li ñuy def te xam ne tamit koo fi yàq tamit ëllëg war ngaa sóoraale ay doomam war ngaa sóoraale ay njabootam ndax kenn ku nekk da ngay am njaboot da ngay am ay doom loo xam ne si nag nan bu moo xam ne natt nga ko ci sa bopp jot la bu ko solal doomu aadama ndax xam nga lu tax ëllëg njeexit baa tax da ciy am solo wallaay dëgg la acca mu ngi noonu am na solo bu baax a baax muy chantage loo xamante ni nii bëri na ci dëkk bi jeunesse bi yëpp a koy dund muy góor di jigéen mag ak ndaw ñu wàññi aussi surtout ci réseaux sociaux ñu xam photo yi ñuy envoyé ñu xam ay nit yu ñuy sekkal aussi parce que des fois ñu gis la rek ngay def benn affaire ñu iñaane la ko bëgg la kaa yàqal jaar la fu sew ñu génnee li gars yi di wax wili pande la sa avenir di yàq loolu tamit amul solo nañuy baale di jéggale di jéllale aussi mu ngi noonu xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne démb kenn rafetul man mii la Muhammad la sama démb rafet moo tax maa sañ a def nii ne nii moo tax nee na tey boo demee ba jàkkaarloog nee na naan kaan nii maaraam bi day ñëwaat ci yow xoolaatal sa bopp bu baax balaa ngaa am keneen koo yàq balaa ngaa am ki leneen loo xamante ni yaa ngi koy teg ci deru góor gi moom loolu la rek daal àdduna moo amul solo masalante rek yërëmante koo gis jàpp ni yéen a bokk parce que ñun ñëpp ay doomu aadama la yi tamit te dañuy juum aussi des fois juum mu am waaw du ñàkk te dañuy juum te nit moom dafa bëri pexe mun na laa jaar fu ne galgal la lu ne mooy daal mu ngi noonu daal mu ngi noonu di nuyu internet yi bu baax a baax ñu gis commentaire yi sincèrement merci beaucoup à vous gis ngeen thème tay bi ñu indi woon ci chantage li nga xam ne jeunesse bi yëpp ñoo ngi koy dundum ay ci ñu war a entamer ak suñu rubrique culture nday war ñu koo indil nday gis nga rumeur fan yi Kouthia Show ak Ndiaye indi ci ay leeral daal bi ko yow bokk nga ci ñi nga xamante ne jege nga leen waa ndax comédienne nga macha allah ñu bàyyi la nga décortiquer. waaw dëgg la jege naa leen parce que milieu bi moom dafa nekk milieu boo xam ne si ne ku ci dajewul ci waar art ko tamit yaa ngi daje moom ci spectacle wala grand théâtre bu amee ñu invité la waaye dafa nekk loo xam ne si ne man ci Kouthia laay ñëwaat bala maa dikk ci Ndiaye ndax Kouthia dafa nekk koo xam ne si ne artiste boo xam ne si ne international ñëpp a ko xam ñëpp ko bëgg mosoon na fee invité benn journaliste bu mag benn journaliste mosoon naa jógee bitim réew ñëw fii Sénégal Kouthia lu mu doon wax ak moom olof wallaahi li mu naam la doon wax ak moom te pourtant ak a jàng waaye xool loolu yëpp olof bi nga xam ne si ni moom la dégg moo nekk aadaan ak cosaanam moom la indi teg ko ci table bi waxtaan ceeg moom waaye nag saa su nekk nag Kouthia man tuuti naa loolu ci di la jox conseil xale naa loolu ci di la jox conseil waaye bis booy demate rek ba nga xam ne si ne yaa ngi def dara sóoraale sa fans yi ak ñi nga xam ne si ne dañ laa bëgg di la bàyyi xel di la safoo boo meree ñu mer boo jógee taxaw ñu jóg taxaw di leen sóoraale baax da ciy am solo ndax tamit nit ki da nga toll benn moment boo xam ne si ne sa bopp yaa ko moom waaye sa bopp say mbokk ko moom ak say am di jàmm ak say fans war nañ ci bàyyi xel bu baax nag ci loolu dëgg la xam ne ñu dem rési dellu si waat ci plateau bi acca di jaajëfal waa rési bu baax a baax sama xulowaale moo fa nekk di ko ziar bu baax a baax mu ngi noonu acca ñu nekkoon fu am solo muy Kouthia Show askan bi bëgg ko nday population bi yëpp ko bëgg Kouthia nit day feebar sax toog di ko seetaan wallahi mu tane Kouthia médicament la Kouthia garab la Kouthia ñëpp ko bëgg maire yëpp koy seetaan kon Kouthia suñu tonto Kouthia sa lañu war a wax dëgg fa neex yàlla lii nga ñu tàmmal bëgguñu mu dog dara wallahi bëgguñu mu dagg tàmmal nga ñu ko ba pare du ko dogal sax wallahi parce que mu ngi ci le passage ñu yor na benn seen YouTube bu bees mu taxaw Kouthia TV félicité bon Kouthia moom dañ koy ñaanal rek ndax ñun moom bu ñu juddoo ba ni ñu màggee moom lañ yàgg a topp moom lañ yàgg a suivre leen na daal la ñuy wax àdduna moom nee naa nit yàlla ñaar la sàq destin ak volonté destin
loolu bàyyi ko ci yàlla yow amal sa volonté wu boobu wallaahi destin yàlla bu la ne Kouthia da nga war a jaar TFM semaine bi da ngay arrêté wala Sen TV et cetera et cetera loolu destin la maintenant li ci des nag volonté moo tax Kouthia nit ku am volonté la c'est une référence pour toute la jeunesse di ko jaajëfal di ko ñaanal man de personnellement man xaw ma ko mais yàgg na maa bégloo yàgg na maa reetaan loo donc ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla gën koo teg loxo bu mu dem ba am chaîne boppam bon mu ngi noonu daal affaire yi on passe à autre chose quoi franchement mu ngi noonu ñoo ngi sa ginnaaw en tout cas tonton ñoo ngi sa ginnaaw bu baax a baax nday buñ paree ci loolu war a waxtaanee ci Ndiaye moom tamit comédien la ñu dégg ci moom ay rumeur lu ci mel ne dafa feebar ñu bàyyi la nga indi ci ay leeral mën naa ne du rumeur du rumeur parce que lu am la ok dafa feebar carrément waaye man damay laaj ñun artistes yi ñun artiste lan moo tax bu ñu feebaree rek télé beeg rajo yi xam ko wëlbatiku di ñaan ndimbal parce que ñun artiste comédien yi rek lay dal ak ñun mbëru làmb yi kese lay dal te pourtant aada ak cosaan lañ de ñoom ñooy def aada ak wala cosaan ñoom ñooy bëggal askan wi ñooy bëggal askan wi noonu lu waral loolu lu war man en tant que artiste man en tant que artiste dama koy poser sama ñi nga xam ne si ne ñoo ma jiitu ci aar te olof Njaay ne ku la jiitu ci nebbu la na moo lay wax fi ngay fanaan parce que tamit loolu jaaxal na ma lool temps yee passé doon nañ fi kii benn boro kii tur ba lay fàtte tànkam bi doon metti ba noonu la jaaree génn àdduna ci yu mel noonu ci biir mel noonu waaye Njaay ñu ngi lay ñaanal yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo mën a fëgg bopp doomu aadama yàlla na fëgg sa bopp bi ba nga delluwaat ci sa sago parce que askan bi am nga ci wàll parce que li ngay def neex na doomu aadama yi bëgg nañ ko te tamit danga cee ànd ak li nga xam ne si ne mooy yëg-yëg ndaxte tamit looy def rek nañ ci ànd ak yëg-yëg ndax lu jóge ci xol rek ci xol lay dellu ñi ngi lay ñaanal bu baax a baax ñu artiste comédien ci sama turu artiste comédien yëpp ñi ngi lay ñaanal yàlla fëgg sa bopp ndax artiste comédien nga nag yàllaa la indi ci milieu théâtre ci milieu animation bi waaye artiste comédien nga ku li fàttali nag ñi ngi la koy ñaanal ñëpp ñi ngi la koy ñaanal bu baax yal na yàlla fëgg sa bopp ba nga delluwaat sa activité yi nga daan def yëpp amiin mu ngi noonu Ndiaye di ko ñaanal yàlla rek yàlla fëgg boppam saa xam naa ne xam nga Ndiaye moom Ndiaye daan nañ ko suivre di ko ñaanal moom tamit yàlla fëgg boppam amiin te di wax ni daal ministre de la culture na gën a bàyyi acteurs yi xam nga parce que sonn nañ trop parce que des fois da ngay toog ñu naan pourquoi ñoom mënuñoo ci liñ doon am mënuñu koo dajale di ko économie déedéet ñoom dañoo am ñu yaakaar ci yéen yow tey jii ni boo génnee di nga dajeek sa benn fans bu la ñaan benn 1000 francs donc yéen tamit sutura rek yàlla yi sutura di yàgg waaw kon de passage di nuyu sama benn sister di soxna Fatima Zahra moom mooy yor Zahra Beauty spécialiste en make-up prestation maquillage cérémonie et cetera ñu ngi koy ziar bu baax ñoo ngi koy xaar fii de soxla nañ ko de pédicure manicure pose ongles soin de visage tresse xale ak mag mu ngi nekk cité Fadia près de la mosquée taalibe Serigne Moustapha Sy boobu ñu ngi koy jaajëfal bu baax kooku Oustaz yóbbuñu fa defaral ñu macha allah ñëpp di ko ziar bu baax a baax macha allah am na soxla Zahra ñoo ngi lay ziar bu baax di la ne nag dinañ fa ñëw de nga defaral ñu affaire jigéen yooyu macha allah mu ngi noonu je fais un grand coucou à mon grand frère Khalil le plus beau depuis Diamaguène sincèrement mu nekk koo xamante ne le mag bu baax la bëgg ay rakam wallahi bëgg ay rakam mu ngi noonu Khalil le plus beau nee naa ko moom Khalil le plus beau lañ ko tuddee sama mag ju baax jooju di nuyu sama benn tonton boo xamante ni nii dafa baax ci man sincèrement di ma encourage di ma jàppale ci lu bari Thierno Ba alliance Gone Walié depuis Gambie je te fais un grand coucou sincèrement jàppale ne sa jarbaat ku la bëgg la mu ngi noonu daal acca mun ngeen ñoo jàppale aussi pour les sponsors numéro service commercial baa ngi noonu c'est le 77 962 43 43 mun ngeen ñoo woo aussi ci 33 877 25 23 acca mu ngi noonu seen votre émission Café Matin nii la day demee saa su ne mais nag namm nañ ci naa borom Modou namm nañ ko trop sax mu ngi noonu xam naa suba incha allah dina ñëw ci yeneeni Modou incha allah xam naa liñ cërale woon ci waxtu jeex na di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di bàyyi sama naataango yi ñu tàggatoo waa kon seen nday tàggatool waaw ki la sa vax baax na mu ngi noonu sa teebaas baax na sa teebaas baax na waaw ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu Abdallah di ko fayaat bu baax waaye tamit di dem ba Petit Mbaaw di nuyu sama yaay boy du dund loo dund rek doyut
yaay booy di nuyu samay famille di nuyu képp koo xam ne seen rek internet la nga toogoon doon ñu seetaan ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di am ak mbégte contentement tamit présenté émission bi ñu doon présenté waaye tamit di wax rek li ci kii rek lu ci dëng rek ci ñun la suñu matt di la waaye lu ci jub rek dañ koy sant yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne si ne moo ñu may kàttan ban mën a toogaat fii mën leen a présenté seen émission jërë ngeen jëf waaye samay famille mu ngi noonu di ko jaajëfal bu baax sëñ Abdallah ñu bàyyi la nga tàggoo waaw man moom xanaa tàggatoo bu dul tàggoo rek di nuyu sama benn frère El Birane Optique waaw moom moo jaar ci verre yi mooy sol yëpp moom moo ma koy defaral Birane Optique mu ngi nekk Tëngéej mooy ay verre mi yëpp ak yeeg yëpp man de war na ma ci indi yëpp moom moo koy def di El Birane Optique mu ngi nekk Tëngéej numéro 78 109 71 82 moom moo xam naa di ngeen ko gis yéen ñëpp takkaleen ay verre incha allah man de soxla naa ci waaw kon nag jërëjëf di nuyu am bu baax di ko ñaanal yàlla gën ko jàppale yàlla gën koo teg loxo incha allah yàlla may ko ñeenti soxna yu du laaj dépense amiin yaa rabbi loolu de dina ko arrangé ay ca fidèle téléspectateur et internaute de la télévision 7TV lii lañ leen indi woon seen café matin nii rek lay demee saa su ne ñu bàyyi leen bu suba incha allah au revoir